leen siyaar di leen màggal di leen ndamoo te di leen tiitaroo lu mooy njëkk a tàmbali nag mooy di jaale Sénégalais yi di jaale suñu mbokk artistes yi di jaale rappeurs yi di jaale mouvement hip hop bi mouvement hip hop sénégalais di jaale les inconditionnels de la musique sénégalaise et en particulier du hip hop sénégalais dañu am suñu frère suñu mbokk bu làqu doonoon ko ràññeeku ci hip hop sénégalais bi en tant que DJ doonoon un des précurseurs du DJing sénégalais ñu gën ko xam ci DJ Paul turam nag di Aliou Youm ci DJ Paul bokk ci l'un des meilleurs DJ du hip hop sénégalais moom nag moo génn àdduna tey ñu am tiis am naqar di ko jaale ay mbokkam di ko jaale njabootam di ko jaale waa koñam di ko jaale képp ki nga xam ni jegewoon nga ko te xamoon nga ko ñu ngi la koy jaale yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana suuf oyof ci kawam bàmmeelam sedd guy leer naa ñi ne gàññ yàlla na ko yàlla teral ko ci àjjana yi gën a kawe mu doonoon xale bu ndaw bu yàlla mayoon ci wàllu DJ scratching xamoon ko it doon élève DJ ji bees yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana te fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge man nag jotoon naa koo xam vite fait ci benn jour bu ma demee di enregistrer benn compilation buñ ma invité woon ma waroon cee teg ay baar donc ñu ne woon ma dem enregistrer ko studio bii bët ma demoon fa benn guddi di ko fa enregistrer far fekk ko fa ndeysaan xam nga lu yàlla di def ndekete vraiment ay nit yoo xam ne lañ dañ may bëggee comme pas possible amul geste boo xam ne def naa ko ci studio boobu ba génn te DJ Paul bi enregistré wu keroog bu ma gisee ndeysaan dafa mel ni ku gis benn star mondial dafa mel ni ku gis benn Jay-Z dafa mel ni ku gis benn 50 Cent dafa mel ni ku gis benn niñ ko mën a waxee benn NWA wala benn Run DMC ndax jour boobu caméra bu ndaw la yoroon topp ma rek ma ne ko waaye mais sa waay xaw ma ko woon sax ma ne sa waay yow teg nga ma ko def mu ne ma grand ma ne ko waaw mu ne ma xam nga rêve ma ne ko rêve mu ne ma dama doon rêve gis la quoi dama doon rêve nii gis la en chair et en os tey la ma ko yàlla may tey loo fi def ma jël ko boo doon lekk dama koy jël boo doon naan boo doon dugg ci toilette yi sax ma xaar la ci bunt bi ma ne ko non bàyyi li ngay wax ndeysaan mu doon ku baax devant bii bët vidéo yooyu ba nii jotuma ci parce que bu ma woowee bii bët ne ko waaye seen vidéo yooyu ngeen ma jëloon foofu doole ma ko jox mu ne ma non Paul nee na pour moom la quoi nee na da koy seetaan rek xolam di sedd donc voilà jotuma ci ba nii ndeysaan bu ma yeewoo gis ñu defal ko ay rest in peace loolu laa njëkk a xalaat ndeysaan ma ne cay yàlla fi daal kenn dëkku fi moo tax def lu rafet rek a am solo def lu baax rek a am solo àdduna bi boo ci nekkee dangay jaayante ak sa bopp caaxaan bu bari baaxul kaf bu bari baaxul foo bu bari baaxul topp sa nafsu baaxul ndax dangay jàpp ni yow dangay dund rek te kenn déewu la seytaane nag moo mel noonu mooy dee ci nopp gone yi di la wax di def leen lu leen neex yéen ay xale ngeen deewu leen comme si yàlla dafa bind ni yowmal xiyaam képp ku fay ñëw rek bon dangay nekk xale quoi ka ngay nekk mag ku dul mag doo dee gone yi nag seytaane mooy nekk seen
kanamu nopp yi di yuuxu ci seen nopp yi saagaal kii wax ko lu ñaaw defal maa tey tu t'en fous waaw dara deewagoo léegi booy bu ndaw nga te chaque jour boo duggee ci armeel yi gis ay gone yu ndaw yu ñuy suul chaque jour di gis ay bébé di gis ñoo xam ni ngi doog juddu ñoo xam fœtus bi sax ñuy gas fœtus bi di ko suul ñii ñu am 1 an ñii 2 ans ñii 3 ans chaque jour que Dieu fait boo taxaw ci armeel ya gis ay gone yu ndaw yu ñuy suul gis ay tout tànk yu ñuy suul moo tax boo nekkee ci àdduna bii waaw ndax ay réseaux sociaux rek ndax ay internet nga taxaw ci mun cee waxal nit sosal ci nit fenal nit saaga nit wax ko lu ñaaw te mu wóor ni doo leen dajewaat fenn ci àdduna ba mu jéggal la ndax seqaatu leen ko nga xëy rek dee waaye ji yëgul sax ni dee nga ndax saaga woon nga ko fi waxoon nga ko fi lu ñaaw defoon nga lépp nga après nga dem rek yeewoo yow da ngay foog ni loolu fàtte nga ko waaye yow ma la xiram bu ñeen dajalee yàlla da koy tegaat la ne la yow saaga woon nga kii waxoon nga ko lu ñaaw est-ce que xam nga ko est-ce que xamal nga ko la nga ko doon waxal te boobaa nag foofu amul baal ma moo fa amul ndax fii rek lañ mun a baalante am na loo xam ne mun nañ ko def yàlla jéggal ko ñaan ko suñu borom mu jéggal waaye bu fekkee ñun ci suñu biir ñooy tooñante di feñalante di sosalante di yàqante boobaa nag yàlla di ci génn day seetaan donc ñu ngi koy jaale ay mbokkam vraiment ginnaawam rafet na nit ku baaxoon la nit ku yaatu woon la nit ku doon ree la di kaf ñépp booloo nañ ci hip hop bi seedeel ko baaxam ak xol bu rafet yaakaar naa ni daal gëj naa gis loolu ci hip hop bi nit ku gaañu adduna bi yëpp seedeel ko ci rafet gëj naa ci rafetaay ci mbaaxaay ci xol bu rafet xol bu set ci rassembleur gëjoon naa ko gis ci hip hop bi depuis jamonoy buur ba bu seen kumpa bu mu génnee àdduna ñépp a booloo seedeel ko mbaaxam seedeel ko yaatuwaayam seedeel ko bëgg nitam seedeel ko rassembleuram ki mu doonoon ku baax ñépp seedeel ko tey nag yàlla na fi yéex tey lañ doog a amaat beneen élément bu génnaat ci hip hop bi yëpp mouvement bi yëpp wërngal këpp seedeel ko mbaaxam seedeel ko yaatuwaayam seedeel ko xolam bu rafet seedeel ko rassembleur bu mu doonoon fédérateur bu mu doonoon ci ku tuuti di gone gu ndaw kon nag DJ Paul Aliou Youm di DJ Paul fa nga jëm yàlla na la gënal fi nga jóge yàlla na taxaw la tàbbal la ci àjjana yi gën a kawe bu ñu weesoo loolu nag dañoo bëggoon waxtaan tuuti ci le peuple malien bi nga xam ne tey jii CEDEAO mi ngi koy dóor embargo lu ma ci waroon njëkk a wax nag mooy ñun le peuple africain amuñu benn kàddu walla wareef walla sañ-sañ ci suñuy njiit ñun daal benn sañ-sañ lañ am ci suñuy njiit mooy ñu leen di fal ñun daal benn mbir lañ am bu ñuy defal suñu njiit mooy ñu fal leen bu weesoo ñu fal leen njiit yi ñooy suñu baay ñooy suñu maam ñoo ñuy jiite ñoo ñuy orienté ku wax lu leen neexul ñoo ñuy dóor ñoo ñuy tëj ci kaso yi ñun amuñu benn wareef bu dul votel leen ñoom ñu fal buñ faloo doon ay maître ak ay esclave ñu doon ay esclave ñoom ñu doon ay maître boo demee ba fal sa njiit say njiit doxee wuñ yow li nga bëgg waaye di doxee ci bët ak i tànk impérialiste bi ci tànk ak bëtu France bi nga xam ni moo leen di orienté abal leen bët boobaa mun nañ ni dañoo teg fii ay njiit rek mais du ñuy suñuy njiit ay valet France lañ ay préfet wu France lañ n'est-ce pas ay représentant wu France lañ mais nekkaluñu fi ñun nag wareef bu ñu am ci bu dee société bu responsable bu xam wareefam mooy société boobu noonu tey jii bu ñu demee ba kuñ jiital mu jiite leen buy def lu warul walla di wax ci seen gémmiñ di wax di leen représenter foo xam ni ñoom amuñu fa seen yëguñu fa seen bopp walla gisuñu fa seen bopp
yoon le peuple ba taxaw won àdduna wërngal këpp que ñun ànd ñu ci ñii demoon def lii wala jël décision yii yónniwuñ leen yabaluñ leen te ñun peuple africain bi ànduñu ci lii ñoom ñu fas yéene def te gisuñu ci suñu bopp ndax dañ leen yabal ndax dañ leen yónni ba ñu demee di caricaturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam te ñu ne amul benn doomu aadama xelam yàlla mayu ko pour mu mun a am structuration yenent bi nu mu meloon ba war koo mun a dessiner amul xel du ko daj comme yàlla nu mu mel xel du daj yàlla xel munul daj yàlla ba nit dessiner yàlla xajul ci feuille yàlla xajul ci xel sax dafa xajul sax ci xel imagination créer yàlla nii comme asamaan déjà asamaan sax créature yàlla la asamaan te asamaan bët du ko dajal te asamaan esprit du ko dajal te asamaan cerveau du ko dajal loo xool am na lu des foo dox am na lu des donc bu fekkee ne ñoom la ñuy yónni tey am ñu caricature le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ñuy wax le problème de Charlie Hebdo Macky Sall jóg jël suñu avion def ci kérosène ba mu fees dugg ci moom ak ay partisanam ñu dem France di défilé naan je suis Charlie sénégalais yi dañoo génn won ni day kàcc yónni wuñ ko day kàcc yabaluñ ko ñun sénégalais yi le peuple sénégalais dañoo am ngëm-ngëm dañoo tooñ ki ñu gëm dañoo tooñ ki ñu fonk dañoo tooñ ki nga xam ne yàlla moo ñu ne ginnaaw moom kii moo gën ci lu mu sàkk yàlla moo ñu ne bu dul woon kii ñun duñu sàkk ñun leeru kii lañ parce que ñun ay lumière muhammadienne lañ ci Muhammad lañ ñu bindee mim adam dell mim dell boobu noonu ci image yu suñ borom Muhammad lañ ñu bindee donc kudul Muhammad keneen gënu ko kenn du ko dessiner te président bi nga xam ne yow yaa ko fal dafa dem ne je suis Charlie moom wanul ni moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu caricaturé moom dafa dem wane ni moom àndul ci dafa ànd ci caricature luñ désigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est normal c'est la liberté d'expression une vision libre donc moom dafa dem ànd ak ñooñu maanaam yëfër ya ñu gëmul dara mu dem ànd ak ñoom défilé digg Paris pour ne Sénégal dafa ànd ak Charlie je suis Charlie ñëpp taxaw ne on n'est pas Charlie duñu Charlie on est contre Charlie je ne suis pas Charlie Sénégalais yëpp génn Afrique yëpp génn fépp fu mbootaay doomu aadama nekk te nanguwul te injustice boobu ñu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di subir ci loxo yëfër yi ñun ñëpp génn nañ fu ne yor suñuy micro ñu mënoon wax nañ ñu mënoon daw nañ ñëpp wane ni Macky Sall mii yónni wuñ ko ñun on n'est pas Charlie tout le Sénégal dans sa globalité n'est pas Charlie day kàcc day fenn amul ngëm-ngëm waaye ñu fi bàyyi am nañ ngëm-ngëm jour boobu damaa kontaan ci askan wi xam ne askan wi fenloo nañ waa ji ba ci kanamu yàlla fenloo nañ waa ji nii ne kii moo demal boppam waaye askan wi yabaluñ ko ndax bu laajoon askan wi tey du dem ndax te dem na askan wi wëlbati ko won ko ginnaaw won ko ni day kàcc yónniwuñ ko day kàcc yabaluñ ko day kàcc waxloowuñ ko ñun ànduñu wax Charlie ba France yëg ko xol bi di tàng mu xam ni kon waa ji day tambaambaalu fii waaye kenn yabalu ko kon tey jii nu CEDEAO dajaloowaat encore bëgg a dóor embargo Mali lu ko Mali def lan la Mali def Mali seen autonomie la ñuy wër seen indépendance la ñuy wër Thomas Sankara moo fi taxoon wax ñu loolu nañu libérez-vous des chaînes impérialistes libérez-vous des idéologies impérialistes vous le peuple africain foog ngeen booloo dans sa globalité ngeen ànd nekk benn pour mun a sauver l'Afrique il faut ngeen autonome il faut ngeen am indépendance donc tey Mali di dox ci yoon boobu noonu takk seen fit takk seen jom am seen ngor imaam yi jóg ustaas yi jóg ak imaam jiite la ñuy xeex di xeex ba jëlee fa dinosaure bi nga xam ni France moo ko fa teg jël ko sànni ca xaj affaire bi metti France nag ndax moom mooy choisir ay dirigeants africains c'est la France qui choisit nos dirigeants qui nous choisit nos dirigeants donc peuple malien bi yëkkati ka fa newoon sànni ca xaj
nga xam ni da doon passer affaire bi nag metti Mali metti France comme France moom CEDEAO des bureau bi sax France moom moo ko moom bureau bu ñu yore sax France moo koy fay fu ñuy daj lépp même conférence CEDEAO France moo koy financé ña fa nekk ñëpp amul kenn ku ci contre France ñoom ñëpp ay maanaam dàllu France lañ ay kawasu France lañ ay silibu France lañ donc bu fekkee ni tey jii ñoom ñi ngi libéré wu jël nañ président ba sànni imam ya taxaw ñu taxaw teg fa Goïta yi nga xam ne c'est un panafricaniste nga xam dafa ñëw pour l'union africaine pour booloo pour daje pour liggéey am suñu indépendance monétaire am suñu autonomie am suñu souveraineté donc nekk ci jàmmam ak salaamam ñoom CEDEAO lan moo indi lii nag dama leen koy waxal parce que France day financer ay terroristes nord Mali bi France foofu dafa fees dal ak ressources naturelles dafa am oru Mali bi dafa am uranium lu Mali amul ci ressources naturelles amul yàlla may leen xewul yu bari France comme pour sàcc ressources naturelles lu Mali bi or beeg uranium beeg phosphate beeg yooyu mu créé fa affaire terrorisme di financer des terroristes ñuy déstabiliser foofu noonu muy profito di rawale teg fa ay militaire am ne da leen di sauver di profito di rawale Maliens yi comprendre ne naka waa ji nii kenn am fa pétrole naka ñii ñëwuñu fi woon pour sauver ñu dañoo ñëwoon pour seeni intérêt loolu nag ñu xeex ñoom ba jëlee fa président ba toog Goïta commencé nag di xeex waa Russie ñëw jege si ñu collaborer ak waa Russie ñoom léegi loolu dafa metti France ne leen nag France ultimatum bu mu leen njëkk a jox mooy Russie da nga leen di bàyyi ñu dem mënuñu nekk fii nii di xeex ak terroristes yi ngeen jël Russie mais ku jóg pour jàppale dëkk beneen Russie ñëw pour jàppale nga ne non Russie waru fi nekk man France rek boo leen bëggee mën naa leen dimbale man rek maa fi nekk ñu ne leen mais bu fekkee da ngeen jóg pour xeexal ñu rek lan moo tax ngeen di choisir ñi ngeen war a àndal ak ñi ngeen war a àndal ñun Russie nee nañ pare nañ pour jàppale ñu lan moo tax nangu leen France ne non duñ ko nekk ak Russie duñ ci ànd ak Russie ñu ne leen nag peuple malien bi ne leen comme mënu leen ci ànd ak Russie dem leen seen yoon kon Russie dinañu ko gérer muy premier problème boo xam ni moom lañ jàppale Goïta dans fan yële ci ginnaaw Macron jóg ne day dem Mali woo Goïta ne ko damay ñëw njëkk na yónnee ay ministre moom président Macron ba mu yónnee ay ministre am Goïta demul recevoir yi ji ko ay ministre simple ñoo dem recevoir yi ministre français yi loolu nag metti Macron lu tax Goïta moom demul recevoir ab ministre bu demee ay ministre koy recevoir Macky Sall rek mooy def ñàkk jom ba nga xam ni bu ministre français ñëwee moom mooy dem di recevoir yi ministre ba loolu ñàkk jom Macky Sall la complexe la marionnette la kooku Goïta melul noonu Goïta c'est un militaire dafa am fulla am fayda c'est pas nga yónni say ministre moom mu dem di leen recevoir xanaa ministre koy recevoir loolu Macky Sall moom moo ñàkk jom ju day ba nga xam ni ministre français bu ñëwee Macky Sall mooy takk ay dàllam sol ay kawasam daw pour dem recevoir ministre ba au lieu à la place mu waroon bàyyi ay ministre yu mel ni ministre boobu dem recevoir ko ndax amul benn ministre sénégalais boo xam ni Macky Sall dina ko yónni France président français bi dem di ko recevoir amul c'est impossible président France bi ñàkkul fayda ba Macky Sall di yónnee ministre am moom président français bi di takk dàllam naan day dem recevoir ministre sénégalais kon respecté wu leen donc comme demee na noonu loolu metti Macron ne moom day ñëwal boppam Goïta ne ko bul fi teg sa tànk Macron dafa daroon dem Mali ça fait bientôt 1 mois Goïta ne ko bëgguma la gis bul fi teg sa tànk mu sumuwaat ay dàllam sumuwaat ay kawasam ranger ko ci placard bi toog loolu nag metti ko moo forcé pour imposer le plus rapidement possible conférence CEDEAO bi pour ñu dóor embargo Mali loolu ça vient direct
de la 5e République française fa la jógee France la téléphone bi jógee ñu woo leen ne leen président yi dajaloo leen ñu dóor ko embargo dootul lekk dootul naan transport bi du fa jaar lekk bi du fa jaar dinañ torox dinañ lekk ay suuf dinañ yëy ay xeer man lay wax ne bu ma ñëw ci dëkkam man ma ñëw takk sol samay kawas sol samay dàll ba nar a dem mu ne ma boo fi buñ fi teg sa tànk dinaa ko won ni xoolal man maa moom Afrique moom président français bi ne dina woon koy taani moom Afrique mooy baayu Afrique kuy dox Afrique mooy sa baay moom booy boobu noonu ndax président africain yi moom mooy seen baay moom l'Afrique de l'Ouest loolu nag daf ko metti mu woote lii ñii toog ñoom tam daje bërki démb ne dañuy dañ koy embargo avion du fa demati bateau du fa demati lekk du fa duggati naan du fa duggati récupérer seeni ambassadeur récupérer seeni consul récupérer lépp dóor ko embargo pour nit yi sonn ñu torox amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan mais est-ce que les Africains vont se laisser faire est-ce que ñun dañoo war a toog ñun africain suñu moroomu africain deful dara lu dul bugg di wër autonomie am di wër jàmmam di wër indépendance am di wër souverainisme am ay président baadoola bandit de grand chemin booloo sous la présidence du président de la République française ñu leen di yabal ñu ne dañuy def embargo di menacer le Mali ne dañuy def embargo dañ koy toroxal dañ koy tëj moom mu des moom kese lekk bu fa doon ñëw dootu fa lekk dara du jaare ci bateau bi dara du jaare ci avion yi dara du jaare ci géej gi dara du jaare ci tali yi loolu nag le peuple africain ñoo war a commencer yëngu ba France daw parce que bu ñu ko seetaanee ak Mali rek dañuy rey Mali xam nga mbiri du wax kese dama ne bu fekkee ni ñoom dañoo arrêté avion yi damatul ñu arrêté bateau yi damatul ñu arrêté oto yi damatul camion yu bëri da ngeen di xam bu baax ne camion yu bëri am na ay millions day dugg jógee ay Mali di ñëw Sénégal jóge transport bi nu mu demee ci camion yeeg aller retour camion malien yeeg avion yeeg bateau yeeg kon tey ñooñu bu ñu leen seetaanee ak commandement France très sincèrement dañu am problème bu ñu nëbb wax ji dañuy am problème. Ok, maintenant ñun la jeunesse africaine dañoo war a soulever wu ñun ñëpp Sénégal comme nu ko xewoon ca Charlie Hebdo Sénégal yépp jóg def ay marche pour la libération du Mali pour la libération du Mali ñu may ko jàmmam ñu bàyyi kook salaamam ñu bàyyi kook la muy wër pour muy clair loolu dañ ci war a taxaw dañ ko war a xeex dañ ci war a jóg mais mënuñu toog ñun kese di lamantaw na africain yi jóg na Afrique yëngu na àdduna yëngu fo fépp africain nañ commencé dajaloo nañ commencé def ay conférence nañ commencé def ay marche nañ commencé def ay révolution ba àdduna fépp yëngu Guinée Mali Mauritanie Bénin Côte d'Ivoire Mali partout muy yëngu ñu wan leen ni ña demoon foofu noonu ñu naan leen ay président ak ay représentants de l'Afrique à la CEDEAO yónni wuñ leen yabaluñ leen la jeunesse africaine est contre la CEDEAO et contre la politique de la CEDEAO loolu nag ñun ñoo mun a yëngal ba nga xam ni ñoom président yi dinañ daw dinañ tiit ba pare France dina xam ni ndakate affaire bii du Mali kese ndakate affaire bii jeunesse africaine bi yëpp ñoo ci sentir concerné loolu nag lu war la lu war la bu fekkoon tey joueurs yi sont vraiment ay joueurs yi ñu yor nii sont vraiment des patriotes ñoom ñëpp waroon nañ mun a yor ay dossards yu rouge wala brassard rouge yuuxu ne nañ libérer le Mali lii ñuy bëgg a teg Mali duñ ko teg ku nekk yor ay slogan footballeurs yi yor ay slogan sañu comme Coupe d'Afrique bi mooy daw footballeurs yi wane ni ànduñu ci nuñ bëgg a piétiner Mali nuñ bëgg a toroxalee Mali nuñ bëgg ko dóor embargo footballeurs yi wane ko partout Coupe d'Afrique bi muy yëngu ñëpp xam ni nag Afrique bëgg nañ libéré wu que Afrique France mënu fi nekk marionnettiste di commander mel ni ko yor commandam télé bi nekk Afrique muy commander ay chaîne am lu ko neexay daw Afrique lu ko naw muy changer ay chaîne am xaaral ma seetaan film indo xaaral ma seetaan filmu cowboy xaaral ma seetaan filmu karaté sa waay ça suffit juruñu ñu moomuñu ñu mënuñu ñu
gënuñu ñu amuñu dara France amul tous tey lépp la am lu mu am yépp mi ngi ko sàccee Afrique Russie nag loolu lay wax Afrique am leen jom Afrique am leen fulla munu leen am li leen yàlla may yëpp ngeen di seetaan France nga xam ne tekkiwul dara ñëw loo leen yor mu nangu ko mi ngi mel ni koo leen bokkal école bokk leen sax classe boo leen indee pain buñ leen joxee pain ngeen indi mu nangu pain bi dundee ko ñu jox leen jus mu nangu jus bi dundee ko comme koo xam ne da nga bokk ak moom école mu saa yoo ñëwee indi sa loo lekk mu nangu ko lekk ko loo indi loo naan buñ la joxee loo naan mu nangu ko naan ko nga yooy woo koŋ moom amul dara mu ponkal dëji te lépp mi ngi koy lekkee ci sa loxo loolu nag waxtu wi dafa jot ñu libéré wu des chaînes françaises di néocolonialisme kon nag tout le continent africain dafa war a soulever wu pour soutenir le Mali être derrière le Mali le soutenir parce que la France se sent en ce moment même instant yi mi ngi sentir que mi ngi en danger pion bu essentiel la nar a ñàkk parce que Mali ay ressources am France da koo sàcc ba léegi ma nga fa ba léegi mi nga fa dàq nañ leen français yi boo seetloo dëkk bu ñu toog boo leen sottee acide dañuy taxaw boo leen bombardé dañuy taxaw dëkk gis ngeen bii passé Burkina Faso lu fa xew peuple bi soulevé wu nañ xeex ak militaire français yi ba militaire français yi di leen tiire ne taxul militaire français yi jóge fa lu tax ressources naturelles yi xanaa koy dimbale ñëw këram ne danga koy garder muy xeex ak yow bul ma garder di xeex ak yow nga ne ko dama lay garder par force kon kay yow garder woo ko mu ngir sàcc yi moom nga bëgg a garder woo kër gi pour danger yi ñëw ci biir kër gi déedéet moom ngay garder moom nga emprisonné Burkina Faso lu ñu deful amul ci militaire français yi ils se sont révolutionnés ci kaw la France les militaires français mais ba léegi ña nga fa rey nañ ci sax ay militaires français ba léegi ñi nga fa ñoom militaires français tiré nañ ci kaw le peuple burkinabé mais ba léegi ñi nga fa lu waral loolu sa waay lan ngay sàmm France kon lan lay sàmm ay intérêt lay sàmm ci suñu dëkk yi wala dafa ñëw pour sauver ñu mais pourquoi base française yi mi ngi fépp militaires yi base française militaire yi mi ngi fépp